mbokki téléspectateur télévision Mbour TV am nañu mbégte yaakaarloo ak yéen seen émission Mbour TV matinale bés bu nekk ñuy ànd ak yéen ci semaine bi altine ba àjjuma ci Mbour TV matinale boo leen nag xëyandoor ak yéen tey ci altine ji ngeen xam ne ni am neen lu bees ci émission bi waaye tamit dañuy gën a innover ngir mën a dab seen bànneex yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel fépp foo leen nekk di leen nuyu encore ci suba gi ma ànd ceeg nag tey sama ñaari sister benn bi moom mooy Aïda mi nga xamante ni moom laa defal émission bi tout le temps Aïda maa ngi lay nuyu. Jibi maa ngi lay fay Binta maa ngi lay nuyu mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ñuy seetaan amat naa mbégte ak contentement jàkkaarloo wat ak yéen waaye comme ni ma koy defee rek saa su nekk damay nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay manti nekk rek ma lay fekk ba fa nga nekk ne la jàpp sama loxo di la nuyu comme ni ñuy nuyoo buur di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen ci seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye kenn ku ci nekk rek comme ni ma koy faral di defee Jibi comme ni ñuy wax rek naan yokk cere dolli ñeex ba tax na tey Binta ñëw ànd ak ñun suñu plateau Mbour matinal saa su nekk nag nii lay amee ñun ñett ñoo koy pelloo fi mu toll nii xam naa moom plateau bi dina gën a neex. waaw xanaa ma bàyyi rek ci kanam tuuti ñu gën a yaatal. mu ngi noonu Aïda moom tamit nekk koo xamante ni elle est joviale bu ñëwee tamit indi ay rubrique am nit ñi mën see jëlee ay njëriñ waaye tamit dañoo indi beneen rubrique bu bees ànd seeg sista Binta maa ngi lay nuyu. fay naa la Jibi Diop waaw. téléspectateur waaw maa ngi nuyu bépp téléspectateur Mbour TV rawatina ñi seetaan suñu télévision bi di Mbour TV yàgg naa leen ko wax nee naa leen télé bu bees la mais ñun ay liggéey moo ñu tax a jóg ay ndaw lañ mais li ñu bëgg mooy yóbbu suñu réew mi kanam laata loolu rek ma nuyu ñi ma bokkal plateau moo di Jibi Diop Ndiaye ak sama sister Aïda ñu lay kaaba ji nee naa la li nga def garaaw na ci maquillage nuyu képp kilifa diine kilifa aada du ziar ñëpp sakku ñaan si ñëpp di leen ne rek Sista Binta la ci seen émission bu ñu naan Mbour matinal. voilà mu ngi noonu Binta moom tamit ñëw na ànd ak ñun ci émission bi nga xam ne mooy Mbour TV matinal dañ koy door rapidement ak information xibaar yi Babacar lañ ci àndal ci beneen wet ga moom moo ñuy accompagner ci xibaar yi Babacar ñu ngi lay nuyu teel a altine. Jibi maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu Aïda di nuyu Binta aussi di ko dalal jàmm ci plateau bu Mbour matinal nuyu aussi say téléspectateurs. Babacar lan moo gën a fës ak xibaaru tey yi nga xam ne moom nga indi. bés bi ñu jagleel garab nag ñu ko doon màggal niki dibéer gi ñu génn fële ca Sandiara ña garab doon seen yitte nag ñaax nañu askan wi ngir ñu gën a fonk li nga xamante ne bii mooy garab te mayu dagg gi ñu koy dagg. daral bu Malicounda ñoom nag daloo nañ ko ni ki dibéer gi ñu génn ci teewaayu jëriñ ci amee sàmm gi di Aminata Mbeng Ndiaye ak it maire bu Malicounda di Maguette Sène des na ci dikk ci kanam tuuti. tàggat yaram boo moyul fitna dinañ ko gis ci combat bi nga xamante ne bi moo nar a dox diggante Modou Xarañ Lo ak Balla Gaye 2 loolee lañ nemmeeku jàkkaarloo bi ñu doon amal fële ca place bu souvenir ji bi loolee moo fi gën a fas ne ay xibaar ci kanam tuuti dinaa dikk ak yéen ci yaatal gi. jërëjëf Babacar ci xibaar yooyu nga xam ne ni moom nga ñu indil tey mu nekkoon nag lépp loo xam ne dafa xewoon ci weekend bi ak jëm altine mu ñëw si di ñu ko doon faram-fàcceel waaye dina ci gën a yaatal bu ci kanamee ngeen ànd ak moom ci xibaar yi dañuy dooreek émission Mbour TV matinal ak rubrique yi comme ni ñu koy defee altine ba àjjuma lay doon mu nekk nag émission boo xamante ni dañ ci waxtaanee li nga xam ne moom moo xew ci askan wi moom moo xew tamit ci biir dëkk bi di diwaanu waaye nag tey balaa Aïda di ma koy jox damay jox Binta mu indi li nga xamante ni moom mooy rubrique muy Dóor waar lan mooy Dóor waar bu ko defee ñu seex ko ñu ñett waxtaan si kenn ku si nekk joxe si sa xalaat ci li nga xam ne moom la indi tey Binta nuyu naa la waat lan nga indi tey. waaw fay naa la Jibi Diop Ndiaye Dóor waar la rubrique Dóor waar la tudd mais tey moom damay xuus rek dugg si média rek Jibi Diop Ndiaye. média waar la tamit. waaw waar la suñu wàll waaw suñu waar la ñun xam nga dafa nekk métier boo xamante ne risque la.
am na danger comme am na avantage mais man danger bi moo ma ci amal solo ndaxte tey Djiby Diop Ndiaye da ngay gis koo xamante ne maanaam damay jël exemple rek comme journaliste tey da ngay jóg sa kër nga ne da ngay dem liggéey dem jëli élément leneen dem beneen gàllankoor dem fekk la fa maanaam da ngay introduire nit am na ñoo xamante ne savoir vivre du ma ne parce que télé lañ nekk boo waxee noonu am ñoo xamante ne dinañ gis seen bopp mais c'est ma façon de parler loolu dafa nekk loo xamante ne dama ne savoir vivre la parce que tey jii mënoo am benn problème nit ki ñëw bëgg laa introduire wala fekk la ci tali bi parce que bala ñi lay introduire dañ lay nuyu ba pare mais dañ lay ñàkkal kees boo xamante ne après doo am envie métier boobu nga mën koo continuer Djiby Diop Ndiaye man ci côté boobu laay waxee laataa loolu rek introduire kooku di Aïda mu gën cee xuus. moom non léegi sax am na loo xamante ni moom mooy yeneen mbir yi ci nekk sa famille vie de famille doo ko am boo toogee nga xëy si li nga xam ne ni moom mooy sa bureau ngay ñëw 8h wala nga wàcc 20h 23h ba minuit ba 1h sax gars yi dañuy liggéey si loolu noonu seen jabar yi dañuy casse parfois aussi loolu tamit si vie de famille bokk na ci. waaw loolu bokk na ci mais boo xoolee Djiby Diop Ndiaye loolu métier yëpp la. parce que tey journaliste dina am jafe-jafe boobu. mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy dóoru waar comme les mécaniciens parce que gis nañ leen fii ñoo xamante ne bu ñu fajar la ñuy jóg seen kër balaa ñuy ñëw guddi jot na. loolu compréhension man jabar yi laa koy ñaaxaat encore une fois parce que liggéey boo gis rek des fois mu neex des fois mu naqari. te dañ gis na ne dans la vie il faut mu metti avant muy neex. ñi dawal compréhension surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy def métier boobu. parce que am ñoo xamante ne du ñu am respect ci seen bopp balaa ñuy respect qui que soit tey yow sa jabar yaa ko tàkk am na yoo xamante ne départ bi nga ko mën a régler Djiby Diop Ndiaye comme tey yow yaa ngi ni départ bi yaa ngi def ndànk nag des fois nga guddee des fois doo guddee mais li nga tamal sa jabar won ko ne tey mën naa neex may wàcc ay 23h mais mën na dem comme ay 6h du matin sax parce que loolu liggéey moo ko laaj lépp loo gis rek man dama ne waxtaan la nañ dawal compréhension parce que tey kër yi bu neexee góor yi ñoo ko neexal bu yàqee tamit ñoom ñoo ko yàq. Aïda mu wax lu am solo ci média bi présentatrice nga des fois da ngay dem ci ay milieux yu bari des fois nga toog ñu woo la 18h nga dem ba 2h du matin ñëw tëdd war a yeewaat 7h métier bi métti na de ah. waaw Djiby comme ni mu ko waxee rek defe naa métti na sax boo koy wax fi ngay fanaan parce que olof nee na balaa ngaa fayeeku foog nga ñàkk donc yow da nga koy gis des fois parce que l'autre jour rek ñu ngi fi quitté 18h. xaw ma 20h ñu ngi ñibbi si 7h du matin dem Thiès tourné fa ñu ngi ñibbi si 7h du matin donc xam nga dañu fanaanee xool ba bër set peut-être ñi nga xam ne da nga leen di romb te duñu comprendre le fait que ñu lay gis ngay gàddu sa saak rek ñu ngi wax bu ñaaw parce que fajar la ñibbi si xamuñu fajar googu yow fan nga nekkoon dañu defee ne ñoom képp ku tëdd fajar rek da nga taxawaalu ji tout à fait wala da nga baali woon wala yaa ngi nekkoon ci li la neex te pourtant Dóor waar moo ñu yóbbu bu ñu demee suñuy moroom lañ fay fekk suñuy nawle lañ fay fekk comme li mu wax rek des fois di nga dékk nit sa micro mu toroxal la ñàkk la kersa te bu ñu amee jafe-jafe journaliste yi la ñuy wër si woo dëgg la moom bu ñu amee xew tamit bu ñu amee jafe-jafe journaliste yi la ñuy wër si pour mën a wax li leen metti pour mën a jàllale seen dédicace te pourtant bu la kooku di dékk micro am da nga koy toroxal dëgg la parce que amoo ci moom soxla tout à fait moom moo am ci yow soxla parce que moom moo bëgg micro trottoir moom moo bëgg a xam dara yow lay laaj te yow da nga koy ñàkk kersa te boo jaaxlee ci moom ngay daw si soo bëggee xam information ci ñoom ngay ñëw te ba pare nga leen di toroxal te pourtant seen liggéey la ñuy def des fois di nga ànd di nga dem ci milieu niñ lay tontoo doo bëgg a sax interroger ni ngay nuyoowee ni ñu lay fayee rek ànd nañ l'autre jour man ak Zal am fu ñu dem bi ñu yegsee rek daf ñu ne lan ngeen bëgg te pourtant noonu mu waxee moom du cëram non du yoon parce que dañ ko teg foofu muy recevoir ay doomu aadama mais le fait que mu gis micro bi rek dafa ne lan ngeen bëgg damm ma man déjà dafa damm samay moral boo amul compréhension da ngay xuloo man de su man moom damay ne ma non daf lay wàññi comme journaliste nga da lay wàññi pour mën a damm say cër amuma temps damaa yàkkamti te pourtant ak maa mënoon a xëy toog ci télé bi ne diw la raaganteeg moom ne diw la milieu tel la ñu dem te pourtant loolu du cëram parce que fañ ko teg état moo ko fa teg. dëgg la état moo ko fa teg ah. te da nga ñëwoon pour am information. waaw parce que tamit bu dara ñëwee ci yow. yow nga nekk responsable bi. yaa ko yow yaa responsabilité loolu. dëgg la
mais bu ñu demul ci yow ci kan la ñuy dem. effectivement effectivement. te boo duggee tey jël fa ay interview tey jaaroo ci moom. ndeyu mbilli gi. bu la fa fekkee da lay dàq. dëgg la te pourtant ñëwuñu woon sax ci moom. ñun dañ ko doon demander permission pour mën a dugg kese lañ ko doon laaj. mais nim ñu toroxalee amatuñ envie dugg. mu nekk yoo xam ne ni day doy waar ci tournage. da lay wàññi sax amatuñu envie dugg. da lay wàññi. amuma jot damaa yàkkamti lan ngeen bëggoon. mais nit bu nee salaamaaleykum soxla moo tax mu ñëw. dalal ko nga ne ko loo lan moo nekkoon sa soxla mu expliqué la. mais lan ngeen bëggoon koo ko wax mu gis boppam. man bu dul woon ki ma àndal damay génn dem duma fa toog. parce que bu dul loolu. bu dul métier bi ma ñëw pour am lu ma fa jël si walla dara. bu ma rombee ci mbedd du ma xool donte moo ma mag. mais am naa caractère goo xam ne bu ma rombee ci mbedd du ma xool. ay da ngay topp histoire ba mu sës yow. mais tey waa Binta fi mu ñëw tey dafa neex parce que dafa nekkoon loo xam ne maa ngi ko dencoon ay 6 mois. 6 mois la affaire bi dafa ma naqari woon. mais yow Aïda loolu waroo doxalee noonu. non parce que man bi mu waxee noonu. comprendre naa. toog naa parce que Zal expliqué na ma ne ma dala koy def. pour damm say cër. pour boo ñëwee laaj bi bañ a xóot. ma ne ok garaawul ma toog waxtaan jàmm sant affaire yooyu. mais après bi ma génnee dama ne kii bu ma ko toppee rek àdduna daf may ŋàbb parce que damay xëy ne place tel laa dem. milieu tel diw nii la ma def te pourtant xam naa turam xam naa santam xam naa fa mu dëkk. dama koy weer mais du ma ko def. bul topp ba mu sës Binta loo xalaat ci loolu Aïda wax nga xam ne nii da ngay ñëw brusquement rek ñu wàññi la. waaw loolu am na solo bu baax a baax li Aïda expliqué mais li may conseillé Aïda mooy loolu suñu liggéey la ñun ñoo ko bokk ñoo ko ñoo ko bëgg ñoo ko tànnal suñu bopp. kon mékkeel boo gis rek am na jafe-jafe ñun loolu mooy suñu jafe-jafe tey jii ñu tuumal la dara loo xamante ne mosoo ko def sax. ñu ne tel journaliste moo def wala journaliste dañoo mën a duul dañoo mën a fen pourtant liñ gis lañu loolu la ñuy wax du ñu inventé dara. lépp luñ gis loolu la ñuy expliqué comme li Aïda wax nii man mii daloon na ma. man mi nga xamante ne damay def reportage ci sama am benn rubrique bu may def. des fois nga dem si nit wala nga woo ko téléphone ne ko diw moomu boole ak yow. mais ñàkk kersa bu mu lay ñàkk sa su dee amoo courage sax fii sa mairie sa daloon na ma fii. man dinaa wax bërëb bi sax foofu fi fàll mais dama wax tour nit ki. mais dama def mu ñàkkal ma kersa ba finalement li ma bëggoon a jëli foofu mujjee ma ko jël jour boobu. après ma am ku ma woo mu ne ma maa la boolee ak diw ma ne ko mais mu ne ma heure bi ngeen ñëw baaxul heure bi suñu heure liggéey la nga ay 17h ngay ñëw fii heure bi la ñuy loolu d'accord naa. heure bi ngeen ñëw baaxul. mais jibi ni mu ko waxee. jibi mais dama dem ba gérer loolu yëpp ma boole li ma neex ak li ma naqari parce que métier bi maa ko tànn sama bopp. man maa ko bëgg gis naa fi man. avant may commencer ci métier bi. waaw gis naa fi koo xamante ne nii borom daraja la. mu ngi nekk Dakar la nekk. mu ngi nekk ci télé bu ngand bu mag bu siiw bu ñëpp xam. li ma lay wax ni man maa ko barki Serigne Babacar Sy maa ko gis ci sama bët ma ànd ak sama benn copine boo xamante ne dafa feebar. feebar bi mu ngi toll ci ay 6 mois. mu amee tumeur. tumeur bi dem ba yàq bët bi. ñu war a opérer bët bi carrément dindi ko. ci jigéen. koo xamante ne moo nekk soutien de famille war a dimbali famille ñu yebal ñu ci télé ba comme dañuy def ay ndimbal. ñu yebal ñu ci télé ba ñu dem ci benn dem ci ñaar dem ca ba ca des ñu jox ñu numéro téléphone am ñu ne ñu woo leen ko ñu woo ko xam nga lu mu ñu wax bi mu ko woowee téléphone bi haut-parleur la ko def te pourtant bi ñu koy jox numéro bi ñépp dañ ko ne woowal diw kooku ne ko man bëgguma sax nga dimbali ma jox ma xaalis mais man nañ ma faj rek man loolu rek moo ma ñor ñun bu ñu xamee ñaata la samay mbokk bu ñu koy ket sax wala ñu koy yalwaan dinañ ko yalwaan fay ko. gis nga bi mu ko nee manuma ci dara désolé madame loolu mënuma ci dara sama rangoñ yi daf doon sotti tali bi ñëpp wër ma ñëpp gaare seen oto yi may jooy ba mel ni dañ ma tàgge dëj ndax li tax ñëpp am yaakaar ci yow nga ñëw nga toroxal ko moom mi am mettit moo ma doon defal parce que man
xajuma ci gàcce. dëgg la dëgg la am na yoo xamante ne boo ko defee doomu aadama rek da nga koy rey. dëgg la kooku tey bu amul woon compréhension. mënoon na jooyaat ba bët ba jural ko leneen. ndeysaan parce que loolu la ñuy wax jur saafara buy juraat beneen jàngoro au lieu que nga dimbale ko nga yokkaat ko. yokkaat na ko jàngoro parce que. moom ci boppam. mënatul woon a jooy ndax man mi mu gis may jooy. mais li ñuy wax naan foo dem rek gis ku bon rek am na ku baax ci wet ga. nit a ñëw yëkkati 500000 francs may ko. 500000 te gëj naa bokk ak moom ca Adama ak Awa. mu waroon a fay 1,2 million. 1,2 million ci koo xamante ne ni yaayam dëkkul ak yaayam nekkul ak papaam maamam la nekkal. ñaari maamam. bu góor ak bu jigéen mu doon loo xamante ne nii cas boo xam ne man bu ma toogee di ko expliquer sax sama xol bi dafay jeex. nit ñëw dimbali ko. muy xëy di dem hôpital ñu laaj ko science bu nekk mu war a joxe 127 000. nit ñëw dimbali ko yàlla suturaal ko nag ñin ñi jàpp ci bu baax képp ku ma xam woo la téléphone rek nga dugal ci sa loxo. nit da koy dégg nii rek par hasard billaahi ma toog ci tailleur bi di wax bay jooy nit ñëw jël si ñawam yëkkati 20 000 francs jox ma bàyyi fa ñaw ba dem ñibbi. fayul ñaw ba. Sénégal am na ñu baax nag am na ñuy dimbale nit ñi waaw am na ñuy dimbale. mais parce que am na ñoo xamante ne jibi li ñuy wax naan boo nekkee ci yenn milieu yi yow yaay dimbali doomu aadama yi. boo amul ci sa poche. mais am nga sa baat. yàlla may na la loo xamante ne ni boo waxee. nit ñi dañ lay déglu. dëgg la. man chaque jour damay ñaan damay ñaan yàlla na ma yàlla may ba ma mën di dimbali ñi nga xamante ne dañu sonn. loolu mooy àdduna sax loolu moom mooy àdduna kon mu ngi noonu. defe naa mais bu ñu toogee ci télé yi di wax chaque jour di wax ñu ngi dimbali nit ñi ñu ngi def nii defuñu dara. fii bu ñu toogoon di wax ñi nga xam ne dañuy toroxalaate ci télé yi fii la ñuy fanaan. dañuy liggéey ci kaw nit ñi noonu sax la ñuy def vraiment triste na te tamit am na solo torop ndaxte àdduna bi boo xëyee yu mel nii nga fiy gis sa xol day jeex da ngay bëgg a faj dara. doo am noo ko mën a fajee nga am ay problème et puis loolu rek mën na foo dem rek am na ku baax am na ku bon au passage ñuy remercier Bougane Gueye Dany parce que moom jàpp na ci bu baax a baax te xamu ko Bougane Dakar la dëkk xale bi Mbour la dëkk Bougane jàpp na ci bu baax parce que ba ñu demee Sen TV dañ ñoo recevoir dalal ñu ne ñu bind leen lettre déposé fi dinañ leen woo duñu xaar sax ba bés bi dellu si suba dinañ ci taxaw ñoom it ñu taxaw ci jàpp ci ba tey macha allah mu ngi doxi ay soxlaam yal na yàlla xeeb dolli. jërëjëf yow tamit def nga ci lu am solo parce que bàyyi nga sa temps jàppale ko yow tamit loolu tamit ku oyof la kuy liggéey ci média daal da ngaa war a mën a woyof Binta. parce que nit ñi waaw nit ñi dañ lay bëgg. waaw ensuite nga mën a jàppale nit ñi waaw nit dina am lu ko naqari. du ko mën a wax. le fait que Binta indi benn thème rek. day am opportunité pour mën a tijji li nga xam moo nekkoon ci xolam di nga tijji benn débat des fois benn nit expliquer la problème am nga tijji ci benn débat dafay mel ni da nga fekk 50 personnes nga yee li doon nelaw ci ñoom bëgg nañ ko wax am nañ même chose bi mais gisuñu woon kuñ ko wax le fait que Binta tijji na benn buntu rek dañuy am occasion ne kon man li ma dal du man rek la woon Binta wax na ci xaaral ma profité woo Binta wax ko li ma metti tout à fait Binta après dinaa la ñaan suba nga ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo parce que am na yeneen yoo xam ne ni war nga ko détailler te tamit mun nga laaj sax journaliste yeeg ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci média après ñu wax ci bu ko defee sujet bi mën a yaatu Aïda lu mu wax nga daal di tëjee foofu maanaam nitu média daal daa war a mën a woyof mën a am xol muñ surtout ci loolu. waaw loolu nag man ni ma ko waxee rek ba tey foofu laay ñëwaat rek Djib Diop Ndiaye parce que ñun population bi moo ñu tax a jóg am na yenn comportement yi waruñu koo def man damay laaj ñi nga xamante ne ñoom ñooy former journaliste est-ce que dinañ leen former ci côté boobu. am na formation mais lan moo tax doo leen ko wane. lan moo tax doo leen parce que yéen tey bu ñu waxee. Binta ngi may lan moo tax du ngeen ko wane non Djibi wane na bosam. Djibi wane na bosam moom laa jàkkaarloo man moom tey moom mooy sama micro lépp li ma soxla moom laa koy waxal. après moom tamit mu jox ma ay explication waaw nga jox ma explication moo tax ma ne la il faut nga ñëwaat parce que loolu dafa ma jaaxal man tey ay yéen yooyu boobu kaa da nga koy gis tey jii nga wàcc si tali bi journaliste yoo xamante ne des fois liñ leen di waxal yéen a koy def. waaw des fois ngeen wax loo xamante ne fekkeewoo leen ko. des fois ngeen wax loo xamante ne gisoo leen ko. yéen a ko fi def gis nga dama lay waxaat ñun
waaw lan moo tax yéen ngeen di def loolu. dañuy jàngal lu ñu wax dama koy gaawal rek. dañuy jàngal lu ñuy wax éthique ak déontologie maanaam tëddee njaaxanaay ak mën a liggéey sa liggéey ci professionnalisme. tey jii bu Aïda amoon problème ak Binta su may jël Aïda forcément dama war a ñëw si yow jël la su ma demee tamit di def beneen interview buñ ma si nara mais tamit tamit journaliste yi des fois ñoom dañuy kii de dañuy rutale dañuy jaxase de. métier ci àdduna bi métier boo gis si àdduna bi am na ñuy yàq am na ñu koy defar. am na journaliste yu nekk ci réew mi da liggéey normal waa Mbour TV waa 2S ak waa TFM ak ñu si bari ñu ngi fii ci réew waa RFM ak Sud FM Tafa sama copain maa ngi koy nuyu ñu ngi liggéey bu am solo. mais am na si biir journaliste yi ñoo xam ne nii tey kenn xamul lu ñuy liggéey. ñooñu nag tey ñooy yàq askan wi tey mën nañoo xëy gis Binta mu ànd ak Cheikh Issa mu astafurlah wala mu ànd ak benn nit koo xamante ni nit ku siiw la Saliou Samb wala Cheikh Issa Sall wala monsieur le maire Binta ànd ak moom ay 20h mu xëy déposé rek ñu xëy bind si journaux yi donc yooyu dañ koy faral di moytu ay problème la moo tax ma ne la nga ñëwaat si suba mais nag du tere ma am sama position bu baax yu ma lay wax si suñu liggéey waaw maa ngi fi ak Aïda voilà léegi bu ko defee soo ñëwee ñu waxtaan si suba effectivement kon nag mbégte gu rëy leen amoon mu indi li nga xam ne moom mooy Dóor waar muy rubrique bu am solo gis ngeen Aïda lu mu si expliqué gis ngeen moom tamit lu mu si wax te nee naa ko suba mu ñëwaat si ngir gën a yaatal mbir mi Aïda société lu xew ci réew mi waaw société nag ku ne xam na ne actualité bi moom lenn rek la tabaski ji jub si na mbaraan mi tijji na saison mbaraan mi dox na nag fi mu toll nii man de damay fay sama téléphone saison mbaraan mi moom fi mu toll nii tijji na waaw parce que métier moo gis am na saison waaw des fois touriste bi ne base saison lañ nekk waaw fi mu toll nii nag moom saison bee tijji mbaraan mi ndax tabaski ji jub si na xale yu jigéen ñi dañuy bëgg cheveux naturel dañuy bëgg jesner bu niin bat mbaa ñu bëgg palmaan mbaa ñu bëgg dàll yi kawe te duñ ko am ci kenn foo jaar dañuy mbaraan nag jibi nag mbaraan nag wax dëgg yàlla fi lañ ko fekk loolu baaxul Aïda mais foo jaar tamit dañuy mbaraan waaw lu tax doylu ana doylu pourquoi doylu du ñàkk a doylu jibi du ñàkk a doylu de Binta yaa ngi ne pat yaa ma gën a xam mbaraan mi may wax Binta day sol jesner Aïda nee na day defanteeg moom Aïda sol cheveux teg cheveux am Binta ne dina def cheveux Binta mi moo la gën a xam mbaraan mi may wax nii kat daane pat rek ana doylu Aïda xam naa ci dara Aïda mais man li may wax rek nit da nga war a diñ doylu nga am personnalité si doylu yow Binta bu ne man ngaa wax ne yow doo mbaraan duma mbaraan dama naan maa ko wax duma mbaraan Aïda dafa garaaw de dalay tuumaal ci kanam kaay Binta yow doo mbaraan duma mbaraan Aïda dafa naan Binta yow doo mbaraan sama loxo ci kaw dafa naan ma expliquer nit dafay doylu xale yu jigéen yi li ngeen yenu moom ngeen attanul xewlu su ñëwee ku ci nekk di yenu non il faut que xam nga sànq li nga ñëw dal journal xale yu jigéen yi dañuy mbaraan mais xale yu góor yi tamit dañuy mbaraan mais c'est normal sax règle boo gis rek am parce que yow góor dina ñëw mu góor la mu nga koy nax muy jël xaalisam di ko sotti ci yow yéen tamit loolu ngeen di def di nga koy def pour zéro man góor yooyu noonu man après man léegi ñoom ñooñu lan mooy seen gis nga nag gis nga jigéen da ngay bëgg yërëm ko di ko teddal mu demaat ci keneen ndeke yow mu ngi jaar sa kaw di dem ci keneen pour mu def waaw parce que yow yaa ngi koy nax nan kon yow rek a fi nekk te am nga ñaar ba ñett yoo xam ne nii ñu nga ca jàddu koñ ba chaque jour ak fa ngay jaar mais ba tey waxaguñ ne la yow bu ñu tijjee sa téléphone benn message bi moom ngay transférer 3 personnes bu ñëw ci góor ñëw ci mbaraan bi rek mbaraan mi ñëpp fépp la di góor ñi dañuy mbaraan jigéen ñi dañuy mbaraan voilà jigéen ñi ndax góor ñi des fois dañ la ciy woo naan laan tey de moom awma crédit doo ma dugalul crédit ponkalum góor mu ne léegi naan sa moroom naan jigéen doo ma dugalal crédit ponkalum góor mu ne léegi naan jigéen amaguma yëre tabaski xale yu góor yi dañ naan du ma takk cas social xam nga lu tax duñ doxaan cas social mbaraan ma dañuy bëgg lu ko jigéen ka jëndal boppam jëndaaleel ku góor ka yéen góor ñi xam nañ mbaraan mi jigéen ñi xam nañ mbaraan mais loolu c'est très rare bu dee benn mais dama ne di nga doxaat dama ne doo si gis keneen góor bu am fulla kori tabaski góor ñaa ngi dee waa li góor ñi actuellement góor ñaa ngi dee actuellement téléphone góor ñi WhatsApp yi ñoom ñëpp bloqué nañ xale yu jigéen xam nga lu ñu lay waxal xam nga duñ la ñaan léegi de dégg waa dafa ndànk rek duñ la ñaanu directement de Aïda yow xam nga li ma lay wax yow tamit xam nga li ma lay wax fi mu toll nii bloqué ngeen numéro xale yu jigéen yëpp déggoo lu mu wax nee na moom day fay téléphone am sax loolu la wax duñ la bloqué de bu ñu bloqué ñett quatrième personne bi duñ ko bloqué de waaye dañ lay indil saytaane boo leen woowee salaamaaleykum jàmm sante lan nga may woowee damaa jàpp man moom damay ndànkal boo yuuxoo ma ne la man de sama kuddu jàmm la ràcc de xeexuma xuloo ma bëgguma daraay coow parce que nuñ la taafantaloo rek
ba indil la histoire ba ko tabaski ji jàll jàppal ne nag moom bu ñu nee jouru tabaski bu ñu julli jee ba ñëw allo waaw baal ma àq de. waaw loolu la ñuy def. commencé wàcc ngoon ñu woo la. sañse nga ba pare foo nekk. doo ñëw suñu kër baalu si àq. mer ga jeex na waaye balaa fanu tabaski bee jeex. histoire bu rëy lañ lay indi loo wax ñu indi histoire xale jigéen ñi nag moom d'accord dañuy mbaraan li nga ñuy laaj ci tabaski. mën na takk ñaari jabar indi ci kër ga mën na indi xaru tabaski. waa tamit duñ leen laaj ngoro kese. duñ leen laaj ngoro kese. duñ leen laaj da ngeen bëgg fu jouru tabaski jotee ma def ba mu baax. def greffage bu gudd ñu wàcc seen kër ma nuyu sa famille. góor foog nga jox ma defar yow teralal sa bopp wana sa bopp ne fi nga jógee dañ la defar góor gi du la defar ba pare nar la bëgg. ma ne li ma fi waxoon keroog laa lay wax defar ma góor du la ñëw bëgg. nga waroon koo indil xaalis na ko kaay takk ma. da ngeen di ñëw fekk ma defaru ba jekk waa defaroo tax nga gis ma bëgg ma di. d'accord tout à fait boo ñëwoon romb ma def sama sëru pare woo. firi samay renversé mu ana naturel ana naturel non bëgg sa bopp jaamu yàlla. waaw ñoom ñi ñëw wóorul kenn ku naturel. ana naturel bi waaw naturel bi mu ngi nii. mu ngi nag boo léttoon xale góor yi bu ñu lay doxaan nga dem jënd ñaari paquetu mees léttu tey suba nga léttuwaat ay teres ñu ne la yow moom xanaa amoo greffage bu gudd. Aïda day kii nii rek day tooñ rek. waaye yow pourtant wax na dëgg. xanaa amoo greffage bu gudd lañ lay wax sa moroom ñëpp a ngi dañ ko bañ ba léegi dañ la naan del fëlaale. del def sa greffage bu gudd rek comme ni ko Papichou di waxee del fëlaale defal sa cheveux bu gudd di fëlaale boo deful cheveux kenn du la faale. maa la ko wax yéen. ana jigéen ak jigéen dañ cee. mais Aïda nañ def ndànk tamit. mais saison mbaraan bi daal fi mu toll nii. tijji na yéen xale yu góor yi yéen lay waxal. jël leen seeni garde ku leen ci woo. bloqué leen ko maa leen ko digal. non waaw. mais tabaski dina jàll de. bu tabaski jàll waaw ana fidèle. mbëggeel kenn du ko teg ci tabaski ana fidèle. mbëggeel yem ca ka nga bëgg. mbëggeel kenn du ko teg ci tabaski. xam nga ki nga bëgg boo xamee ne yow mii ci moom nga yem. bu tabaski jotee mën na ne kii kat ci man la yem amul fenn foo xamante ne ni mu fa wéeru am naa yéene yëkkati 100 000 mbaa 150 000 may ko parce que moom mën na ne testé naa ko ci boor bu nekk jàpp ma ko donc ci man la yem événement bu jotee man lay àndal teg na téléphone am ma tijji ko gisuma ci lenn lu ma naqari kon kooku xam nga ne ci yow la yem c'est normal pour nga defal ko gis nga ñi dul defal seen gel yi dañuy hésiter ndax ci ñoom lañ yem wala yemuñu ci ñoom dañ leen di jàpp dañ naan bu ma ko mayee 100 sama morom may na ko 100. effectivement moo tax duñ leen may. mais boo xamee ne ci moom mii rek la yem. da nga koy may 100 000 francs ndax danaan kii kat ci man la yem. waaye xale yu jigéen ñi tamit Binta kenn du ñoom. xam nga li olof naan boo bindoo ni tama. ñu tëggee la ñaari boor waaw. ñooy nekk mbaraan guddi mbaraan bëccëg tey ñu jàppale ci téléphone suba ku góor ki day ñëw toog seen buntu kër di la xaar. foo nekk nga ne maa ngi suñu kër maa ngi fay jaar 2 minutes mu ne salaamaaleykum seen buntu kër foo nekk nga ne ko sama yaay ma yónni ci diggante bi kooku dootu la wóolu. dëgg la moom. nañu bambaraan mi. très bien. dañuy bëgg a làng fii làng fee te mënta nekk. li olof naan benn xott mënta war ñaari mbaam. amul. mbaraanu tabaski bi dafa yaatu de il faut nga wax. mbaraan bi dafa yaatu fi mu toll nii xale góor yi ñoom nee nañ. xale jigéen yi commencé nañoo ñaan ay greffage. ay cheveux naturels jaaykatu cheveux yi nag moom. ñoo gën a sonn. ñaani secret lañ lay ñaan jaaykatu cheveux yi gën a sonn. ñoom fi mu toll nii amuñu jàmm amuñu salaam dañuy obligé ut beneen numéro boo xam ne ci la ñuy jaay beneen bi dañ koy fay ndax xale yi jigéen yi. waaye lii ndax fuñ jëm. doy na waate. ba tey li ma wax rek. dignité bi ak ba tey li ma wax rek Aïda nañu am personnalité ci suñu bopp. ndaxte tabaski benn fan rek la. bu mu la yaakaar benn fan boobu jaral na leen. waaw jaral na leen waaw parce que loolu jaral li na ngay leen def nii parce fanaanee que xoole bu bës stress lañ ko def. waaw li ma jaaxal mooy léegi xale góor yi seen xaalis duñ ko joxee noonu. duñ la ko joxee noonu. yow imagine toi tey nga am 10 far wala 5 kooku nar laa jox 100 000 francs kii jox jour tabaski buñ la wooyee wala kii woo la jour tabaski kay woo la lendemain tabaski parce que ñoom ñëpp il faut nga set si leen il faut nga set si leen non ay am ñoo xamante ne dañ koy teg si temps sama xaalis doo ko lekkee noonu mais nañ imaginer ñun an suñu personnalité su boobaa doylu mooy doylu bi rek. mooy doylu nañ toujours conclusion ñàkk a doylu. xam nga Binta nu ñuy def parce que xam naa ne buñ ci nekkee di jataayee fi la ñuy fanaan dañ koy daal di tënk nii rek daal di koy tëj ba suba jàmm ak salaam ma tijjiwaat ko mu gën a yaatu ci yeneen kii lan la ñuy def fu mu toll nii ngir mbaraan mi wàññeeku ci réew mi. jibi mbaraan mi li ñuy def pour mu wàññeeku xale jigéen ñi utim xëy parce que boo yoree sa indépendante yor sa boo bopp yoree sa xëy amoo temps doo tala dajale ñaar ba ñett
yow kenn ki nga yor sax dalay sonal ndax boo nekkee ci liggéey bi mu bëgg laa woo léegi nag imagineel 3 personnes bu ñu bëggee tegle di woote ndax yow di nga concentré wu ci li ngay liggéey nañ leen wuti xëy bu ñu xëyee gàddu seen saak yi dem liggéey bu tabaski jotee ñu fajal seen bopp seen soxla bu korite jotee ñu fajal seen bopp seen soxla xale yu góor yi jaruñoo basé wu de liñ lay defal bu ñu lay doxaan bu ñu la takkee duñ la ko defal dañ koy wàññi loolu mooy calcio jërëjëf Aïda moom man daal xaw ma nan laa koy def quoi kii man daal xaw ma man Aïda sonal na góor ñi quoi Binta lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy na xale yu góor yi tàkk rek. suñ tàggee mbaraan bi dina jeex. nañ tàkk rek kenn daa mën a takk li ne lépp ci àdduna bi. nañ tàkk rek. tàkk leen rek. bu ñu tàkkee gars yi lamb ni nag booy yi lamb nag. yan booy. yeneen jigéen ñi. non chaque génération ak génération. ku nekk bu jógee rek ak génération. damay ragal am ñu màgget du ñu am jëkkër de waaye baax na. waaw ñu màgget rek nañ ñi am ñaar benn. ñi dolli ñaar. waa ñi dolli ñaar mu nekk ñett. ñi am benn. ñi dolli benn mu nekk ñaar. jërëjëf Binta yow ñeme nga wujje noonu de. ñeme nga wujje bi de. bien sûr. waaye lii télé la dama bëgg a télé la nekk ñaar ñëppay seetaan bu ñu toll nii day léere mais bu ñu fayee caméra yi danaan déedéet. dama bëgg a nekk ñaar waaw baax na léegi ñun comprendre ne lépp jërëjëf. déedéet télé la télé bi moo tax ngay wax loolu waaye loolu laa Aïda bu télé bi tàkkee ñu ne waaw bëgg neen bu lamp yi fayee mais Aïda yaa nekk si wujje nag ndaxte yow moom mooy loolu. man wujjeewu ma kenn awa buuru këram. yaa wax loolu. defante rek ngay def de Aïda. Binta kon nga jox téléspectateur rendez-vous suba. incha allah waaw xanaa seen émission la woon Mbour matinal ma am ci mbette jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy sama sister Aïda ak suñu journaliste bi Djibi Diop Ndiaye. xanaa di la jox di daje rek demee même heure même télévision. Mbour TV kan leen ko foofu rek télé bu baax bi. jërëjëf Binta merci beaucoup Aïda ñu tàggu. waaw Djibi xanaa di leen remercier yow ak Binta mi nga xamante ne moom laa bokkal sama plateau. di am contentement chaque jour di jàkkaarloog téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaye di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne nii dañu nekk ci waajtaay pour dem aji li nga xamante ne nii mooy Makka di leen ñaanal yàlla teg leen ci yoonu jàmm ak salaam di ñaanal sama yaay ji nag mama Awa moom waaw dafay dem Makka mama Awa Diagne maa ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoonu jàmm ak salaam ak képp koo xamante ne nii fas yéene nga dem aji di leen wax ne nag bu ñu fàtte ci ñaan nañ ñu ñaanal bonne route. xanaa bu ñëwee di nga dem ziyaare jikko caméra yi. waaw dama koy seeti. jour nga ne léegi incha allah. waaw Mbour TV ñoo koy jël tamit nag. ci Aïda ci beneen fem waaw. mu ngi noonu man nag maa ngi leen di gërëm yu ñi nga xam ne yéen laa bokkaloon plateau bi muy waxtaan bu am solo ay xam-xam génn na ci te yaakaar naa ne Mbour TV matinal ñëwaat na ngir gën a yokkaat li nga xam ne mooy njëriñ li di leen nag gërëm bu baax yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ñi seetaan ak ñi nekkoon ci technique bi sama tailleur bi man tey damay nuyu sama tailleur bi quoi Ndangura couture waaw Ndangura couture maa ngi lay xaar nga solal ma ci tabaski bi de parce que gars yi ku nekk ñii dañoo am ay tailleur ci suuf maa ngi lay xaar nga solal ma ci tabaski bi ma wan gars yi waaw solal ma man ngay solo ba pare après bu desee ma ñawal si saal tubóy mu sol si sous-vêtement dégg nga solal ma ci tabaski bi ma wan gars yi ni nga mënee parce que professionnel nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama waaj Ndangura couture nekk ci diwaanu santé su waaw du publicité nag nuyoo la rek mu ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yi di leen jox dig daje suba ak jàmm si beneen Mbour TV matinal ciao ciao. Audio Jungle.